bonjour Kals kon maa ngi lay nuyuwaat. naka suba si waaw suba saa ngi nii rek. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant borom bi. am mbégte bu rëy àndaat ak yow. waaw xam nga ni comme talaata àllarba bu ne. le plaisir est partagé. maa ngi nuyu Cheikh Faye mi nga xam ne moo nekk ci digital bi. kon tey nag ni nga ko waxee 9-11 ci éducation bi dañu ñëw ci beneen anam. comme niñ ko defee woon y a de cela 15 jours di innover toujours di dem vers ñi nga xam ne ñoom ñooy école ak université yi nekk ci Ndakaaru ak ci Sénégal looloo waral ba tey ji nag ñu am mbégte bu mag a mag di fi dalal ñi nga xamante ni ñooy ay ndongo ay étudiants mën naa leen tuddee noonu yu bàyyeekoo ci université Cheikh Anta Diop notamment ci département d'histoire bu bile université tey jii nag ñuy waxtaanee kàngam bu mag boobu di Cheikh Anta Diop nga xam ne ayubés bi ñu génn sargal nañ ko foofee ca université ba dem ca ceytu di gox bi nga xamante ni bii foofu la ganee àdduna waaye ñu ngi ci plateau bi ak ki nga xamante ni moom mooy monsieur Kalidou Banor moom doctorant la en égyptologie ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Kumba di nuyu auditeur King FM di nuyu waa département histoire particulièrement le club des antiquités. exactement ñu ngi fi aussi Kals ak ki nga xamante ni moom mooy Ndiana Faye moom nag mooy coordonnateur bi nga xam ne mooy bu club des antiquités bu département d'histoire bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru kon monsieur Faye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp di ziar ñëpp particulièrement étudiants yi nekk ci département histoire yëpp ainsi que tous les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Et aussi les membres du club. exactement ñu ngi fi ak ki nga xamante ni moom mooy chargé de com bu bile club kon des antiquités xam naa ci kanam tuuti dinañ ñëw ak moom ci waxtaan yi. waaye laataa ñuy sori Kals di dugg ci waxtaan bi. dinaa def partie actualité ni ñu ko baaxoo di defee mercredi bu jot. mu mel ni li ñu doon ragal kon ci njàng meek njàngale mi li ñu doon wax naan liiraam ci ñag bi la jëm daa mel ni mu ngi bëgg ñëw. ci ñag bi mi ngi yegg si ndax tey ji G6 ak it G20. ñoom ñëpp tey dañuy def débrayage buñ ci jógee nag ëllëg ci alxamis gi. ak defe naa ne ñett ngi nii ci at bi de bi ñu tàmbalee gis nga ci 2020 le 14 ak léegi kon ñoom tam ñu ngi déroulé bii mooy suma juumul seen 4e plan d'action kon tey jii débrayage lay doon waaye jeudi bi ak vendredi bi grève totale lay doon kon mu mel ni li ñu doon ragal ci njàng meek njàngale mi mu ngi ñëw mu ngi noonu kon ci wàllu actualité bu weesoo loolu nag tey Banor yow yaa ngi doctorant en égyptologie ci département d'histoire su ma la ne woon Cheikh Anta Diop rek lan nga may wax. Cheikh Anta Diop lan laa lay wax. mooy boroom xam-xam bi mooy ki nga xamante ne moo tax nit ku ñuul xamaat moom mooy kan moom moo tax ñu xam nit ku ñuul mi ñu doon wax ne amul démb amul civilisation amul histoire xamul dara moom mooy ki nga xamante ne lépp ci moom la dóoree moom mooy indi lépp ñi fi nekk di yaakaar ne ñoom ñoo waral xam-xam ñoo waral civilisation ñoo waral philosophie ñoo waral science ñoo waral médecine en réalité ci nit ku ñuul ki lañ ko jàngee. waaw dañuy wax l'Afrique est le berceau de l'humanité pour yow mi nga xam ne yaa ngi ci département d'histoire ba tey ji nga am ci niveau bu kawe mën nañ ko tuddee noonu lan moo waral pour yow ñu ne l'Afrique est le berceau de l'humanité ci lan lañ sukkandiku pour wax loolu. alors loolu tontu ci dina yomb parce que Cheikh Anta Diop liggéey na ci lu bari. waxoon na ko tamit colloque du colloque sax benn conférence bi mu defoon Niamey nee na 6 spécimens ñoo am. ci 6 spécimens yi nee na ñett ñi jiitu ñooñu génnuñu Afrique. te fossiles yooyu ay archéologues ñoo def seen fouille gis ko def seen analyse def seen jàngat def lépp. ba xam ne fossiles yooyu ci ban at la ñuy juddoo ci ban at la ñuy deewee. mu basé wu ci loolu noonu mu ne ñett ñooñu ñu jiitu génnuñu Afrique. kon ci xam-xam la ko teg. ci xam-xam la ko teg ci science nee na 6 spécimens yëpp ñu ngi ci Afrique ñett yi jiitu génnuñu Afrique ñaar 3 yi des nee na ñett ñi génn nañ mais ñett ñi génn encore mooy 4e ak 5e bi nee na 4e ak 5e bi ñoom sax demuñu Amérique 6e bi mooy
bi ñuy wax l'homo sapiens sapiens moom moo dem Amérique donc loolu werante amu fa parce que xool nañ ba xam ne fi ñu yaakaaroon ne foofu mooy berceau bi ñu demee xool nañ ne dañoo fekk ne li ñu gis Afrique moom moo gën a yàgg li ñu gis foofu ba ñu defoon nañ ba ne la vallée de l'Indus moom moo nekkoon berceau bi déplacé nañ ko déplacé waat ko waaye bi ñu ñëwee Afrique la ñu xam ne exactement fii la parce que toutes les spécimens s'y trouvent. est-ce que du loolu moo waral kon Banor mook tubaab bi mënuñu woon déggoo parce que dafa am histoire boo xamante ni tubaab bi bindoon nañ ko ba pare ne lii mooy histoire Ndiana kon est-ce que du loolu moom moo indi litige diggante moom ak tubaab bi. exactement bëgguma sax jaar ci li sama aîné wax. parce que lui c'est un doctorant. man je suis en master de égyptologie. bon je pense que comme ni nga ko waxee loolu moo indi problème bi ak Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta Diop bi mu demee Europe bu ñu bëggee xool sax bëgg a xam carrément kan mooy Cheikh Anta Diop faudra nga déparé ci fi Cheikh Anta Diop demee Europe parce que bi mu demee Europe jàngi il était parti pour faire des études sur la physique mais bi mu demee ci la gis ne li gars yi doon bind suñu histoire nekkul woon li nga xamante ne moo am réellement du coup li moom mu ne faw ma dem gestu jiwaat ba xam ndax li ñuy wax ci sama dëkk dëgg la am déet parce que liñ doon bind moo nekkoon ay kii ñoo xamante ne ay philosophes yoo xam ne dañuy naan nos ancêtres des Gaulois ak ñoo xamante ne dañuy ne le continent africain c'est un continent ahistorique du coup Cheikh Anta Diop bi mu duggee ci bibliothèque yu mag yi xam nga tubaab moom kii na saay na ngeen baal ma ci terme bi saay boo xamante ne jël livre yi nga xamante ne moom mooy relaté ak li nga xamante ne mooy dëgg ñu nëbb leen ci bibliothèque yu mag yi Cheikh Anta Diop dem na loqarti lire Hérodote li mu doon wax ak li tubaab yi doon wax jamono jooju noonu lu wuute la parce que Hérodote d'après Hérodote bi mu interroger les anciens égyptiens parce que Hérodote bi muy ñëw Égypte dafa ñëwoon pour raconter les guerres médiques mais bi mu ñëwee Égypte interroger waa Égypte xool les Colchidiens comparé ak les anciens égyptiens mu gis ne pour nag ñu xam kan mooy Afrique fallait que ñu replacer Afrique dans son contexte loolu moo waral Cheikh Anta Diop il a essayé en quelque sorte replacer l'Afrique dans son contexte pour replacer l'Afrique dans son contexte mënoo jéggi loo xamante ne mooy Égypte mu bindoon Nation Nègre et Culture pour soutenir ko gars yi na ko ñàkk parce que mënuñoo toog ci jury boo xamante ne dañuy xaj suñu maam yi léegi ñu tere ko livre bi mais malheureusement li ñu doon bañ dafa mujjee am ampleur bu ko gën a jéggi dayo parce que David Diop dafa jël livre bi mu publier ko Nation Nègre et Culture d'ailleurs Aimé Césaire nee na Aliou Diop oui le père de David Diop bien sûr le père de David Diop mu publier ko léegi Aimé Césaire bi mu gisee livre bi mu ne ouvrage bi gën a osé bu nègre bind mooy Nation Nègre et Culture donc man Cheikh Anta Diop mën naa ko jàppee comme prophète parce que dafa ñëw jamono joo xamante ne kenn ñemewul contrarier tubaab bi mu ñëw tegal ko ay argument yoo xamante ne dafa solide de telle sorte que tubaab bi reculé ba xamatul lu muy wax mooy le collège du Caire bi ñu dajewee tubaab yépp les Jean Leclan les Vercouteux les Sonorons ñëpp daje pour bind histoire générale de l'Afrique Cheikh Anta Diop il était seul contre tous à moins kii nu mu tuddati Théophile Obenga te Théophile Obenga il maîtrisait la linguistique moo taxoon mu am sensu ànd ak Cheikh Anta Diop mais Cheikh jàpp naa ne prophète la en Afrique. exactement yaakaar naa ci kanam tuuti sax di ngeen ñu tojal lan moo waral turu pharaon bi ndax buñ koy présenté casquette yi bëri na lool waaye li ñuy dégg turu pharaon bi bëri na lool. te jullit la woon Banor kon tey jii ba ci teesam bi mu koy présenté ñu ne dafa amoon problème pour am jury lan moo waraloon loolu pour am jury boo xamante ni ñoom ñooy déglu pour noter thèse boobu noonu. xam nga bi muy bugg soutenir thèse bi il faut ñu xam ci ban contexte la woon bu ñu xamul contexte bi duñu comprendre li tax ñi nekkoon Sorbonne bañ constituer jury bi alors bon heureusement kay historien lañ ñun dañuy def contexte balaa ñuy def débat ci thème wala leneen. Voilà. dafa tombé ci période boo xamante ne Sénégal moomul woon boppam tubaab yi fi nekkoon ñoo fi nekkoon
ñoo moomoon Sénégal en réalité parce que Sénégal seen colonie la woon. Cheikh Anta Diop mi nga xamante ne c'est un indigène il n'était même pas juddul woon ci ñi ñuy wax les 4 communes xam nga ñu judd woon ci 4 communes ñoom au moins dañu leen doon considérer ay français mooy Saint-Louis Rufisque Gorée ak Dakar. mais moom mu ngi juddoo Ceytu xam nga bokku ci. alors bi mu ñëwee nègre boobu indigène boobu ñëw def gëstu comme ni ko Ndiana waxee moom demul woon Europe France pour def ay jàng ci science sociale. déedéet science exacte la doon def parce que bac scientifique la am ak benn bac philosophe ñaari bac la am en benn année mais étude scientifique la bëggoon def wante bi mu ñëwee def ay gëstu li mu gis mooy liñ ko doon jàngal ci école du dëgg muy gëstu ba gis ni te wax na ko aussi nee na moom bi muy bindaat histoire Afrique Égypte intéressé wu ko woon bi mu ci dalee sax affaire daf ko gêné parce que mën nañ ne kii dafa bëgg fabriquer benn histoire mais dafa xool avant colonisation bien avant même l'esclavage auteurs yooyu lañ doon wax ci Afrique te ñoo xamante ne dañoo voyager gis ñi jógee ci égyptiens yooyu mooy ñoom Hérodote bi muy dem Égypte c'était au 5e siècle boobu Égypte mu ngi woon sous la domination perse mais teewul métissage bi am yëpp bi mu loon xoole moom nit ñi ñuul lañ koy nurul mu gis ay quotidiens ñoo xamante ne ñoom gis ay ressemblance yooyu parce que nee na comme les quotidiens ils ont la peau noire et les cheveux crépus malgré métissage bi moom gis na ñii nuruwuñu ak nit ñu weex ñi ak ñu tubaab yi mais ay nit ñi ñuul la ñuy nuru mu xool lu bëri mu nuru la leen ak loolu la alors Cheikh Anta Diop bi mu xoolee lu bëri gëstu dafay gëstu mu xam ne Afrique Égypte ancienne mooy Misra ay nit ñi ñuul la ñu woon bi mu ñëwee thèse bi ci boppam ça veut dire quoi dafa weddi li nga xamante ne depuis plus de 100 ans ñoom tubaab yi loolu lañ leen jàngaloon c'est-à-dire que indigène bi ki nga xamante ñun ñoo ko yilif dafa ñëw weddi li suñu maître suñu sëriñ li ñuy jàngaloon daf koy weddi loolu ñoom mënuñ ko woon concevoir ndax la période coloniale la woon te colonialisme lan moo ko indi ñoom dañuy ñëw pour indil ñu civilisation ndax ñun xamuñu dara ñun ak mala yi ñoo yam alors xam nga boo xoolee contexte boobu di nga comprendre lan moo tax contexte difficile la woon di nga comprendre lan moo tax tubaab yi bañ ne lii duñu constituer jury mu soutenir ko parce que li mu ci wax lépp day weddi ñoom li ñu jàppoon depuis plus de 100 ans parce que ñoom nee nañ dañoo ñëw pour indil ñu civilisation moom mu ñëw wane ne civilisation boobu la ñuy wax ci Afrique la judd te ay nit ñi ñuul ñoom ñoo ko defar day andi problème. loolu sax bokk na ci li nga xamante ni moom moo taxoon mission woon difficile am na ñu doon wax sax c'était perdu d'avance parce que yu bëri yu mu doon def moom Cheikh Anta pour mu fësal ka da doon métti parce que ñi ko war a fësal ñoom ñoo ci doon teg seen tànk ba ci fii ci réewum Sénégal amoon na ay litiges yu am diggam ak politiciens yi ndax ci loolu la jóge woon. mën nañ ne ci loolu la jóge ba léegi jeexul de ba léegi fii Sénégal am na ñoo xamante ne dañuy xeex liggéey Cheikh Anta Diop. loolu man maa la ko wax. moo waral vulgarisation bi des ba léegi am na. xanaa xeex boobu fasul. ndax xeex boobu. fasul nit ñi xamuñu ko. si am na ñi ko xam. ok ba pare noppi. lan mooy seen intérêt pour xeex ko. jalousie la. bon ñoom ñoo xam. jalousie la peut-être que bon yaa am na ñoo xamante ne. peut-être comprendre ñu. mais am na ñoo xamante ne seen intérêt personnel. bul fàttee tubaab bi li muy def. diviser pour mieux régner. mooy li ñuy wax xaajaloo ndax ñoom ñu mën fi nekk. am na ñoo xamante même bi muy ñëw moom ci wàllu politique. boo xoolee moom vision politique ay vision bi fi nekkoon du benn. moom ak ñi nuroog moom ci Afrique yëpp. Cheikh Anta Diop moom lan la bëggoon mooy unité africaine. donc xeex bi ko tubaab yi doon xeex mooy continuer ci ñeneen ñi ba tey. la mainmise de l'Occident. justement man li ma ci bëgg a yokk rek. parce que Cheikh Anta Diop bi mu soutenir thèse am S-lettres bi mu génnee salle bi li ñu ko introsé xam nga lan la wax. désormais je vais rentrer en Afrique noire pour participer à la formation des futurs cadres bi mu ñëwee Afrique bi mu ñibbisee dañ ko booleel ak ndaw yoo xamante ne dañ koy topp ba fii nii Louis Vincent Thomas am lu mu waxul Cheikh Anta Diop bi mu ñëwee dafa publier article mu ne Cheikh Anta Diop c'est un fou c'est un nerveux fii la bëggoon jàngale département sociologie pour am accès ci jeunesse bi mais liñ ko bañal ko liñ ko def mooy que ni ñu def benn barrière entre Cheikh Anta Diop et la jeunesse moo taxoon Cheikh Anta Diop dafa meloon dañ ko réserver woon
côté IFAN. foofu la nekkoon di def ay démarches am mais malgré tout moom il a réussi à parler à la jeunesse par ses ouvrages Nation nègre et culture, antériorité des civilisations nègres, civilisation ou barbarie, les fondements économiques de l'Afrique noire. yooyu la utilisé en quelque sorte pour am accès à la jeunesse. bien que bañaloon nañ ko accès am ci université muy département sociologie bi nga xamante ni foofu la bëggoon accès dañu bañal ko finalement mu nekk ci IFAN loolu yëpp bokk ci ay jafe-jafe yoo xamante ni bii dund na ko moom Cheikh Anta ci lépp rek jëm ci teg ay politique de développement teg ay politique yoo xam ne day wane Afrique moom boppam. bu ñu ñëwee tey ci découverte carbone 14 ak vulgarisation ndax keroog ñëw naa fekkee ngeen di def exposition ci Cheikh Anta Diop ma gis façon bu ñu waxee ci carbone 14 interpellé si ay scientifique ñoom si seen jëmm bopp ñu ne ñoom mosuñu xam ne carbone 14 lii yëpp mu ngi ci kon ba tey li ñu leen di jàngal ci biir amphi yi ak li nga xam ne moom la Cheikh Anta bàyyi am na écart bu mag boo xam ne moom moo ci am. waaye mooy li ma la waxoon léegi rek xam nga sànq yaa ngi may ne ñu ngi koy xeex ñu ngi ko doon xeex ma ne la xeex baa ngi wéy ba léegi. loolu bokk na ci parce que fësaluñu. bon am na ñi ko def am na ñoo xamante ne comme ñoom professeur Aboubakir Moussa Lam ñoom professeur Babacar Sall ñoom professeur El Hadj Malick Dem Missir Sarr ñoom professeur Doucouré ak ñeneen ñi nekk département civilisation ancienne professeur Boubou Diop ak ñenn ñoo xamante ne ñu ngi civilisation africaine département anglais wala philosophie ñoom ñu ngi jàngalee xalaatu Cheikh Anta Diop mais boo gisee lii nii yow yaa ko waxal sa bopp yow yaa leen interroger ñoom nee nañ xamuñ mooy am na lu bëri ci ñu ngi fac science voilà te Cheikh Anta Diop bi mu jógee France ñëw dañ ko ne doo jàngalee fi parce que université bi il faut que ñu xam ne ba 1971 université bi France ko moomoon sous l'emprise des Français. c'est à partir de 71 que l'université est devenue sénégalaise. donc ñoom la amaloon problème fan bi mu fi ñëw ñu ne du fi amee. mu dem IFAN nekk fa defar laboratoire am moom moo defar laboratoire carbone 14 bi moom moo ko defar. di fay liggéey di fa def ay analyse di def ay recherche am di publier nag dañ ko xañ mu jàngale ndax xam-xam bi mu yor mu bañ ko sol ci nit yi jeunes yi waaye yàlla may na ko leneen loo xamante ne mu ngi koy def. te mu ngi jot public boo xamante maanaam du ko mën a jot ci bu doon jàngale ci université parce que livre moom boo ko bind ñu ci bëri mën nañ ci jot waaye amphi koo xamante ne du matière am mën na ko bañ a xam waaye boo defee livre ñu bëri dinañ ci jot alors mooy li ma la wax rek c'est que vulgariser wuñu lu bëri ci li mu liggéey bu ñu ko defoon dina même les mathématiques am na démonstration bi mu dafa def benn traduction mathématique benn comment ça s'appelle encore benn théorème en wolof te bul fàtte ne nee na amul benn dëkk buy développé ci làkku jaambur mënul am promotion des langues nationales ba ci civilisation négro-africaine sax bu ciy wax ci wàllu langue yi da ngay gis ne jox na ko gëdd bu am solo mais tey jii yéen Banor dama lay interpeller naka noonu Ndiana tey jii lan moo tax ba tey amuñu jug taxaw ngir fexe ba njàngaleem Cheikh Anta Diop law ci biir Sénégal au moins. am na ñuy jug taxaw am na ñuy jug xëy na dañoo xaw néew doole wala yàlla moo dogalagul mu am mais. am na ñuy jóg comme li ma la waxoon de ci njëlbeen ñoom professeur Lam ñoom ci loolu la ñu nekk ba dem na à la retraite moom ci jàngale pensée Cheikh Anta Diop la nekk. mais est-ce que duñu génn amphi yi est-ce que duñu génn amphi yi dem ci niveau bi nga xam ne moom moo gën a suufee tàmbalee foofu jàngaleem Cheikh Anta parce que pour man boo toogee di seetaan exposition Cheikh Anta Diop wala ñu lay wax dara ci Cheikh Anta Diop danga naan mais lu mel ni naka lañ ko mën a toogee te xamuñu ko jàngaluñu ko sunu ndaw ñi ñu xam ko ñu leen di jàngal ay yeneen i nit mais lan moo bloqué lan moo tax mënuñu def promotion wu loolu. alors de 1960 à 80 wala 81 Senghor moo fi nekkoon. moom Cheikh Anta Diop ci wàllum xalaat ak politique. jubóowuñu woon waaw loolu moom leer na moom. comprendre alors léegi nag ci avec gouvernement bi am na jéego yi ñuy def mën nañ leen accorder loolu li tax parce que léegi yaa ngi ma laaj lu tax commencé wuñu ci base bi professeur Lam bokk na ci séminaire yu bëri parce que demoon nañ ba ne il faut que ñu introduire xalaatu Cheikh Anta Diop ci njàngale bi ci préscolaire ba université moom am na fu mu am. mais loolu daf am liggéey bi mu laaj d'après les spécialistes de l'éducation
il faut que ñu duggal ko ci curricula yi xam nga affaire c'est-à-dire c'est très technique. mais est-ce que volonté bi am na. bon mën nañ ne peut-être am na mais professeur la am na lu mu proposé bu ñu bëggee gaaw moom nee na dañuy defar formation ñiy jàngale ñu defar leen formation ñu jox leen benn support boo xamante ne ci boobu la ñu mën a sukkandiku ñu waxal leen ci ban fànn bu nekk lan la ñu war a lañ la mën a jàngale ci pensée wu Cheikh Anta Diop. nee na loolu mën nañ ko def en attendant ba phase technique bi di ñëw. man je m'excuse sama aîné warul wax ma xaw ci contre dara mais débat la dañuy wéccoo rek comme science amul état d'âme moom par yenn saa yi man damay ñëw rek dal ci kaw suñu autorité yi parce que mu ngi situé contexte bi depuis 1960 de Senghor jusqu'à Macky Sall am na ay présidents yoo xamante ne dañoo succédé xëy na Abdou Diouf sax moo gënoon a favorable pour loolu noonu d'après li ma dégg ci sama professeur Aboubacry Moussa Lam muy wax mais dama yaakaar ne combat bi ñu déplacé woon de ci diggante France ak Afrique combat boobu noonu moo des ba tey. parce que boo xoolee 1960 ba tey ñuy naan la pensée de Cheikh Anta Diop ñu dugal ko ci suñu kii système éducatif mais suñu ndaw yi buñ continuer di leen jàngal ay kii ay Hegel ay Descartes. yooyu noonu ay penseurs yoo xamante ne dañoo jóge fale di Hegel li mu wax ci Afrique ñun war nañ toogaat di jox suñuy doom. muy toog di déglu koo xamante ne lu ne la wax ci Afrique. ah yaa ngi dem fu gën a sori. mais Léopold Sédar Senghor sénégalais la. mais moom moo ne woon la colonisation est un mal nécessaire. mal nécessaire moo ko tëj en fait bi Senghor buggee def politique tey pour diriger Afrique tey jii nii bu ñu joxoon kii Cheikh Anta Diop dëkk bi kon weesu nañ fii nii parce que Senghor li mu fi nekk woon woy daa ak fecc la fi nekkee boo wootewee tey jii nii def journal fee ne RTS bu paree mu woo la toog loola ne la faute yi nga def ak faute yooyu noonu yooyu ñun. pour yow c'était pas le plus important. namp ñu tubaab ñun waruñu sax nit ki bu ma déggee ñu naan nit ki dafa def faute ci tubaab ñu naan ko non dangaa def faute. di ko retaan truc du genre man séeréer laa namp séeréer laa war di wax di ko communiquer. kon promotion dafa langue nationale yi angoogu. d'accord naa ak yow de pël bi buy làkk kii man j'ai sama ami yu gën a bari ay pël lañ. man d'accord naa ngay mais l'unité culturelle elle n'exclut pas la diversité. d'accord naa nga ciy boole séeréer mais booy dox del yolaare mburu nag. waaw voilà sama jàmm mooy wax noonu. non séeréer buy dox day bokkaale ay mburu. exactement am na benn fait bu important tamit. di waral ne ba ci li ma yaakaar ba léegi dugaluñu xalaatu Cheikh Anta Diop ci njàngale mi mooy lan ñan ñooy financer l'éducation. les bailleurs. c'est la Banque mondiale. Qui sont-ils? les tubaab. di jar laaj la. exactement ki la abal ay bëtam fu ko neex ngay xoolee. wala mu nangu ko le message est passé. mooy rupture bi rek. ñun bu ñu bëggee demal suñu bopp comme li Cheikh Anta Diop def xam nga Cheikh Anta Diop il a osé xam nga contraire yee blanc yi ne leen dem leen toog yi fale li ngeen wax du dëgg. dëgg la xam nga Cheikh Anta Diop traité nañ ko de nerveux. il avait osé. ñun nag jeunes yi ñu nekk ñemewuñoo jël ay initiative boo gisee gars yi di naan France dégage ay kii yoo xamante ne ay organisation yoo xamante ne ci lu jëm loolu na c'est comme unité amul unité kii nu mu tuddati unité de l'Afrique li Cheikh Anta Diop wax ñemewuñ suñu autorités yi ñemewuñ ko jël duñu mos a décider te dañuy gën di reculer Afrique Congo fu ne recherche yépp c'est Afrique la téléphone bii nii gars yi di gën a utiliser boo demee Congo am na kii boo xamante ne matière boo xamante ne ci téléphone bi foofu lañ koy jëlee exactement pourquoi ñun mënuñoo jëfandikoo suñuy matière première di ko bàyyi tubaab bi ñëw di ko jël ba pare wëlbatiku du ñu xas du ñu boole ñuy xeex pourquoi ça am na solo ba tey rek xam naa laataa ñu tëj heure bi léegi mu li ñu cëraleen ci waxtu comme on dit léegi ñu yegg ci sargal ngeen Cheikh Anta Diop lu yàggul comme ni ngeen ko tàmm di defee heure bu ñu koy sargal ci bés bi nga xamante ne bi ci la génnoon àdduna bu dellu see def ngeen exposition def ngeen tamit conférence bu mag waaye histoire générale du Sénégal ñu tàmbali woon ko fi tàmbali nañ ko def mu jur coow ndax yaakaar ngeen ni jéego la ci gën a fësal sunu ay valeurs ñun africains yi. non man je pense que buñ ne histoire moom saa yi suñ mës a waxee bind nañ livre génne nañ ko rek faw mu def coow quoi. faw mu def njombe. parce que mais bindaat sunu histoire réew. tënk ko dafa am solo initiative bu baax la xëy na peut-être. mesure d'accompagnement yi nga xamante ne moom lañ waroon a jël yaakaar naa moom lañ jëlul quoi mais initiative bi moom
initiative bu salutaire la quoi dañ ko war a féliciter parce que histoire moomaat suñu bopp loolu moo nekkoon combat wu Cheikh Anta Diop. D'ailleurs am na livre bu ci am solo mooy volume 3 bi. surtout l'antiquité la laal mooy volume bu technique la boo xamante ne science kese lañ utiliser mooy volume bi Aboubacry Moussa Lam piloté. Il y a des accompagné par xam nga ay démonstrations yoo xamante ne vraiment ay arguments yu am solo. xam-xam kese la. histoire générale du Sénégal Banor ndax paa la ci jéego yu ñu war a teg ngir gën a fësal sunu ay valeurs. c'est paa la. alors xam nga 5 volumes ñoo des ñoo génn. sur 25. coow lu judd. te coow li benn volume de moo am coow de bi mu wax léegi boobu kenn coowu ci. tome 1 volume 3 origine héritage matériel et immatériel de population sénégambie boobu amul coow de. boobu amul coow te coow bi tamit mën nañ comprendre ñi coow. parce que histoire moo yombul science sociale laa mën a wax d'une manière générale day bari coow. xam nga histoire générale du Sénégal la ñuy wax. waxuñu histoire des familles religieuses waxuñu histoire confrérie. waxuñu histoire religion Sénégal yëpp ko bokk. Sénégal yëpp ko bokk. te li ñuy coow sax man dama ñi bind d'accord nit matul. mën na def erreur. fi ñu ne kii école nangam la bokk muy indi coow. defe naa ni man ci li ak tout liñ ma jàngal ki bind bu defoon définition école ci livre mën nañ def appel note mu ne par école lii laa ci jublu lii laa ci dégg def yaakaar naa ne du am coow dégg-dégg bi quoi dégg-dégg bi voilà bu ko defoon rek defe naa du indi coow parce que xam nga bind dafa xaw a doy waar mën nga bind façon boo xam ne ni ko nit ki di liiree ak ni mu koy déggee dina wuuteeg ni nga ko bindee c'est la perception qui diffère en fait ci loo gis perception bi ci nit yi am moom mooy wuute te loolu nag yaakaar naa loolu mooy intérêt bi après jur débat ñin ñi waxtaane ko mais nag bëggoon naa ñëwaat tuuti balaa ñuy tëj kal xam naa ni waxtu bi jeex na ki nga xam ne moom mooy chargé de communication bu club des antiquités daf fee teew te ku wax université tamit wax ay jafe-jafe yu nga xam ne ñi fay nekk dañ koy dund saa su ne ma bëggoon tuuti rek moom Ibrahima Ndiaye alias Aimé Déré c'est ça Aimé Déré day ñëw nii rek sa boor wala nga séddee ko kii bi rek bu ko defee mu daal di dikkaat tuuti ci jafe-jafe yi nga xam ne étudiants yi nekk foofu ci département de droit bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ngi koy dund nga cofal ñu si aslëf rek ak li nga xamante ni bii moom mooy jéego yi ngeen teg ngir quand même kals ñu gën a vulgariser enseignement yu Cheikh Anta Diop parce que li ma fa gis keroog ci wàllu exposition gis naa ba tàyyi ay exposition mais bu keroog bi moom vraiment dama daanu leer quoi parce que dama ni naka la ñu mën a amee lu mel nii vulgarisé wuñu ko xeex la ci wàllu xam-xam wax na ko depuis Senghor ba tey Cheikh Anta dafa mës a nekk nit koo xam ne il n'était pas bien vu par sunu ay politiciens parce que arrangé wu leen woon ni ko Banor waxee léegi bailleurs yi ay tubaab lañu donc ki la abal ay bëtam fu ko neex ngay xoole mais di kaatal tuuti Ibrahima ginnaaw ba ñu la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo. waa Kumba maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama grand yi teewoon fii def waxtaan bu am solo di nuyu waa UCAD yëpp rawatina département d'histoire waaw. bu ñu la newoon tey nga wax ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ndongo yi di dund foofu ci département d'histoire yan la ci seen wàllu formation. voilà bëggoon naa ñëw tuuti ci rôle bi ñu ma sarté muy wàllum communication. club des antiquités parce que club des antiquités dafa ñëw pour def li nga xamante ne moom moo manqué woon ci département d'histoire muy spécialité ICMA bi. parce que boo xoolee boo nee département d'histoire da nga naan Cheikh Anta Diop. boo nee Cheikh Anta da nga naan un égyptologue. dëgg la lépp daf ñu yóbbu Égypte. ci biir loolu mënoo écarter antiquité donc club des antiquités dafa ñëw pour vulgariser xalaatu Cheikh Anta Diop. ak aussi joxaat gëdd histoire bi nga xamante ne mooy histoire ancienne. ci naka antiquité classique. ak égyptologie. ci biir loolu dafa bokk ci maanaam ñuy fexe boo am accès ci benn documentation bi nga xamante ne dinañu permettre aussi ñu renaître une certaine fait ya nga xamante ne ça a tendance à disparaître noonu lañ ko mën a waxee à part ça aussi ñu renforcer liens yi entre les étudiants pour ñu mën a débattre ci histoire de l'antiquité parce que pour man boo ne antiquité ne Afrique waaw Égypte da nga naan Afrique voilà muy diñ doon wax léegi rek
Égypte déjà on ko décoller ci Afrique loolu laa gisee. exactement yan activité ngeen di mener de façon générale pour participer ni nga ko waxee ci vulgarisation enseignement yu Cheikh Anta Diop. waaw donc loolu dafa nekk objectif yi muy d'abord nan la ñuy def pour déggoo ak ñi nga xamante ne ñooy bokk ci ñi nga xamante ne ñooy doxal xalaatu Cheikh Anta Diop. D'abord le mouvement Carbone 14 gis nañ activités yi ñuy doxal. ñu favoriser ay liens yi entre ñun ak ñoom pour ñu mën a waxtaan ci Cheikh Anta Diop woo étudiants yi ñu def table ronde dekkalaat Cheikh Anta Diop bu baax a baax a baax. parce que pour man Cheikh Anta demul fenn mooy fii. exactement à part ça aussi ñu jéem a xool autorités yi ñu jox ñu documentation bi wax comme ay ouvrages. Pourquoi pas institut d'égyptologie ñu mën a am accès ci les sources anciennes parce que boo nee histoire antique da nga naan source. def également le plaidoyer. voilà pour am au moins gain de cause ci yenn mbir yi nga xam ne yéen a ngi koy kaas fexe ba njàngaleem Cheikh Anta Banor nit ñi di ko sentir ci li nga xamante ni moom mooy école sénégalaise bi yaakaar naa challenge la. gis nga pour jàngale xalaatu Cheikh Anta Diop bu weesoo. li ñu bëgg def ak séminaire ak ñoom seen tant que defuñu fi institut d'égyptologie à Dakar. bi nga xamante ne égyptologue yi fi nekk te man ko yor ñu jox leen ko tant que defuñu ko defe naa ne delloowuñu Cheikh Anta Diop gëddam. loolu mooy li ñu war a def ndax nit ñi xam kan moo nekkoon Cheikh Anta Diop. ñu dëkkalaat Cheikh Anta Diop ci biir Sénégal ci biir université bu nga xamante ne moom lañ ko tuddee. exactement am na solo débat bi waaye nag yaakaar naa li ñu cërale woon ci wàllu waxtu egg nañ ci li nga xamante ni moom mooy cëppaandaw li comme on dit xanaa ma bàyyi leen rek def tuur ku nekk daal di tàggatoo amoon nañ mbégte lool nag dalal leen tey ndax keroog gis nañ ay mbir yu am solo yoo xam ne yéen a ngi koy def ca département ba ngeen féete ce sont des exemples yoo xam ne c'est à saluer moo waral invitation bi nag tey ndax dama dem gis liggéey bu am solo bi nga xamante ne yéen a ngi koy def ci Cheikh Anta Diop ma ne pourquoi pas ñu woo leen fii partager ko ak yéen kon Kalidou Banor yow doctorant nga en égyptologie c'était un plaisir ñu dalal la fii bàyyi la rek nga tàggatoo. plaisir partagé Koumba maa ngi leen di sant di leen di gërëm ci invitation bi ci temps d'antenne bi ngeen ñu may ñu waxtaan ci Cheikh Anta Diop. maa ngi sant waa département histoire sama professeur ñoom professeur Aboubacry Moussa Lam ñoom El Hadj Malick Dème ñoom ñëpp. ku lim juum sant sama waa dëkk waa Yacine Lake sant samay àndandoo samay mbokk waaw di gërëm ñëpp. am na solo kon Ibrahima Ndiaye. waaw comme ni ko Banor waxee rek dañuy njëkkee ci sant yi. ñooy sant waa département histoire bu baax a baax di sant waa UCAD. ñu ngi leen di nuyu de passage. voilà rawatina autorité yi nga xamante ne saa buñ jógee ñoom dañuy jóg muy le chef du département Mor Ndaw ak suñu professeurs yi nga xamante ne mooy Aboubacry Moussa Lam Hamadou Nissir Sarr ak ñeneen yoo xamante ne tey yaakaar naa bu ñuy lim. du ngeen ko jóge am na solo kon Ndiana Faye yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax di fàttali ne ci waxtaan bi nga bokkoon sànq ba tey ci wàllu éducation kon kaltu ñu amoon mbégte dalal leen nag ñoom waa département d'histoire keroog gis naa liggéey bu am solo bi ñu def di vulgariser li nga xam ne moom mooy njàngaleem Cheikh Anta ci exposition yoo xam ne vraiment man mi mosuma ko woon gis waaye keroog découvrir naa ko foofu un parcours très 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 riche d'un homme très humble waaye nag feesoon dell ak xam-xam c'est dommage que jusque là mënuñoo vulgariser li nga xamante ni wane sunu doom yi ak sunu ak askan bi li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi mu doon def waaye am nañ yaakaar ne ñu mel ni ñoom dinañ yëkkati drapeau bi ba ci kaw ba Cheikh Anta vraiment ñu koy dégg fu ne njàngaleem tamit ñu koy gis fu ne ci àdduna bi kon éducation baa ngi noonu pour tey xanaa dig daje rek mercredi prochain mais merci beaucoup à nos invités parce que di gis ay jeunes yu mel ni ñoom ñuy yëngu ci lu mel nii parce que mënoon ngeen nekk ci leneen comme ni ko ñeneen ñi di defee mais li leen yitteel mooy wane Cheikh Anta ak liggéey bi mu fi bàyyi et puis vous êtes des exemples pour man ndaw yu mel ni yéen dañuy jar di topp di suivre et puis di leen encourager bu baax a baax en tout cas on est de tout cœur avec vous heure bu ngeen soxlaa communiquer espace baa ngi nii mën ngeen a ñëw donc merci à Koumba Ba moom it mi nga xam ne moo ñu andil tey waxtaan bu am solo boobu nga xam ne semaine bi weesu rek la ñu doon fàttaliku Cheikh Anta tey ñu ñëw toog fii di ko waxtaanee mu am solo lool mën ngeen ko seetaanaat en mode replay wala ngeen dégluwaat ko ci suñu chaîne YouTube wala www.kingfm.sn merci beaucoup donc
rendez-vous mercredi prochain. mercredi prochain tey kon lu ñuy noté ci bloc note bi. tey daal nañ noté ni jàng rek moo am solo waaye xam-xam moo am solo. ndax liñ fi développé yëpp ci xam-xam lañ ko teg. te mais borom xamoon ni séeréer yi nii la ñu amee xam-xam sax. te borom xam-xam lañ doon man ne pour man waxtaane séeréer soos ak mburu rek la xam. kii pël la nag ak ki ci el bi. non moo leen sauvé peut-être sax xam naa ne yaa leen xaw a dimbali tuuti. non mais bon baax na. xam nga séeréer bu raxee ay pël. waaw yàlla da koy dimbali. waaw kon loolu xam naa loolu moo dal njaana. et puis yéen da ngeen ko duyoo sax yéen kat ñaari séeréer yeeg benn ñaari pël yi. exactement mais bon yàlla baax na di leen gërëm bu baax a baax. kon yow rendez-vous tout à l'heure ci midi.